mbokk yi ñu ngi leen di gërëm ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaar yi door kon ñu ñëw rek ci li nga xam ne nii mooy ponk yi ñu nar a kon yaatal ci biir xibaar yi. gannaaw juróomi fan ñu koy wër Ibrahima Seck ca mujjantal ko kon ñu fekk ko ca plage bu Yoff mu ñàkk bakkanam moom mi amoon fanweeri at ak juróom-ñaar fu mu toll nii nag néewam kon yóbbu nañu ko ca l'hôpital bu Dantec lépp ngir amal kon ci ab autopsie xam ca dëgg-dëgg lan moo waral lu ni mel. gannaaw jiyee da amoon ca hôpital bu Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh ca Tivaouane kii di Mballo Dia Thiam yëkkati ci ay kaddu ci l'enquête gu ñu ubbi mu jàpp ni kon lii di personnel ba nga xam ni ñoo fa newoon di agent de santé yooyee fu mu toll nii kenn mënagul teg lenn ci seen kaw donte ñu ngi sax am njott ci seen loxo li mu dugg ci kon bakkan yi ca faatu ci ay liir muy wax rek ñu xaar l'enquête bi ngir kon xam fi mbiri féete. Popenguine ñu koy waajal ba tax kon démb ñu xeewoon foofee ab bëccëg lépp ngir seetal diwaan ba ña fa dëkk kon takku rek lépp ngir ñu seetal wicc mbedd yi nga xam ñoo fa nekk waaye it jàngu yi nga xam ne ni ñoo nekk foofee ci Popenguine dinañ ci ànd ak Abdourahmane Diallo. leneen ci ponk yi muy kon tàggat yaram ak final Ligue des champions gi dox jamono ji ci diggante Liverpool ak équipe bi di Real Madrid ñu koy amee foofee ca France lépp lu ci russee ci kanam incha allah ñu àggee leen ko mbokk yi ngeen taaxirlu neskis ñu yaatal ko. jërë ngeen jëf ci teewlu bi kon ñu leen ko waxee woon rek ci ndorteelu xibaar yi gannaaw juróomi fan bañ koy wër moom kon kii di Ibrahima Seck waaye ñu mujjee gis ne woon ca plage bu Yoff foofee nga xam ni sax lañ ko mujjee woon a gis moom mi am fanweeri at ak juróom-ñaar fu mu toll nii néewam nag ñu yóbbu ko ca l'hôpital Le Dantec ngir amal autopsie fàttali ne moom nag juriste de formation la Mamadou Seck ma nga xam ne nag moom yëkkati na ci ay kaddu nekk jegeñaaleem lañ ci teewlu ci micro Marème Ndiaye Amadou Ba. Hier nuit, vers 0 heure, quelque chose comme ça. Où est-ce qu'on l'a Sur la même plage, fi mu bàyyi woon otom foofu lañ ko fekkaat. C'était depuis le lundi. Donc je crois que ça doit faire plus ou moins 4 jours, 5 jours, quelque chose comme ça. Lundi, oto bi mu yoroon daf ko waroon yóbbu si atelier mécanicien bi. Donc bi mu mécanicien bi toogee lu yàgg gis ko mu ne ma mu ngi koy oo jotu ko te oto bi man maa ko waroon récupérer parce que c'était mon véhicule. Donc biñ seetee ba sonn. ñu ngi koy oo après si lañ dem këram bi ñu demee këram si lañ constaté que ni nekk fa et par pur hasard comme ça après on est tombé sur le véhicule au bord de la plage et après si lañ door a xam ne kon y avait quelque chose qui se passait et depuis lors nous étions à sa recherche malheureusement hier on l'a découvert et vous le savez dans l'état donc ça va quoi. Nous attendons les résultats de l'autopsie et après on en saura encore beaucoup plus après mais jusqu'à présent là on peut pas se prononcer là-dessus. Il était très gai. waaw amoon jàmm ak ñëpp quand même je l'ai jamais connu si ay problème wala ma xamal ko beneen non il n'était pas comme ça il était cool très cool on n'a jamais manqué d'espoir mais bon ni la ko yàlla bëggee woon defee na ko noonu. Mamadou Seck doonoon addu ci tisko ge nga xam ni kon moo leen dal gannaaw kon ba kookee di Ibrahima Seck kon ñàkkee bakkanam waaye ñuy xaar rek lépp lu tukkee ci autopsie bi ngir xam ci dëgg-dëgg loolu moo tax mu faatu leneen ci xibaar yi muy Mballo Dia Thiam kàddu ya mu yëkkati gannaaw kon jiyee da amoon ca hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane ay fukki liir ak benn ñàkk seen bakkan mu jàpp ni waraguñu jox ñii di agent de santé ne woon ca bërëb ba kon lakk gi di am mu ne nañu xaar daal l'enquête bi lépp lu ci russie boobaa ñu mën a yëkk ci ay kaddu jëmale ci responsabilité yi Mballo Dia Thiam la ñuy teewlu ci kaddu Cheikh Anta Diop. fu mu nekk nii nee nañu dik jël na dossier bi ba suñu camarades yi sànq am na ñu ngi leen woo ñu ngi ca commissariat ba. commissariat Tivaouane ñu ngi leen di laaj maanaam mbir yi nuñ ko gisee ak nuñ ko dundee foofu la ñu toll ci enquête bi mënuñu ci sori wante ñun li ñu mën a jàpp simplement que personnel bi duñu ay. lakkatu xale yi duñu ay lakkat nit ñoom ñoo préféré jàng nekk à côté des malades nekk ci service bu nga xam ni bu gën a sensible ci hôpital bi mooy service boobule te nee nañu service bu mucc ayib la bu ñu doon seet service bi gën a am jumtuwaay yu ñoŋ bu gën a nekk ci kaw ci service yi ñu ne service boobu la ñoom ñoo ko waxal seen bopp newu nat boobu donc musiba ñëw na nag ak ni mu mel ñu ngi jéem a saytu seet lu xew lan la mais nag li ñuy jot a jàpp daal comme que nee nañu court-circuit la maanaam courant bu ëpp la wala bu manqué ba indi jëye
donc li ñu jëm a nemmeeku loolu seet ndax courant boobu lan moo tax mu wàññeeku wala mu yokku wala lan moo tax mu taal foofu wala dafa am leneen lu taal courant bi comme que foofu lañ ci toll ñun mënuñu ci sori wante xam nañ daal ñun suñu sago du ñun ñoo taal wala du ñun ñoo tàllu. mu nekkoon ay kaddu Mbala Jo Thiam dañuy des sax ci joojee ndax it keneen ku ci yëkkati ay kaddu di Alima Diouf ma jiite Alliance Femmes Leaders Sénégalaises doon kuréel gu ngànk ay soxna ñoom nag la leen yitteel mooy rek gën a kon taxawu jigéen ñi jëmbal lépp loo xam ne liggéey gu ñuy amal la ngir kon comme gi nekk ci réew mi ñu gën kaa jox doole ñoom nag fàttali ne seen bëccëg googee ñu ko doon am tey gannaaw ba ñuy samp alliance googee Alima Diouf doon sax koo xam ne ni moom xelam rek màcc na ci mbirum kaaraange di liggéey ak police bu Suisse dañ koy teewlu ci kàddu yi nga xam yëkkati na ko ñaaw liggéey ja am foofee ca l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh ci micro Alioune Diagne. bi am Tivaouane bu fekkoon ne personnel bi jàngat nañ ne neneen nu ñu toppatoo yooyu njaboot kon lii am du fa am te bu ñu leen tegoon ci ay conditions yu baax tamit loolu du fa mën a am ndax ñun dem nañu ci ay hôpital yoo xam ne xool lan la ñu nekkee mais hôpital yi amuñu matériel. amuñu équipement personnel bi bu su fekkee ne yow la ngay liggéey ba ngoon ñu lay liggéey la guddi bëccëg te lañ lay fay doyul kon nag il faut nga yaaxamte liggéey nga dem te nga fàtte ne client boobu doomu aadama bu yor bakken la comme nañ ko war a jàppale. dañuy doxantu ba Saint-Louis fekk fa Ousseynou Diop foofee nag Xëna ak Jawar doon ñaari dëkk yoo xam ni daal ñë fa dëkk foofee ca Dagana ñu ngi doon amal kon ab dox ñaxtu lépp kon di woo état bu Sénégal moo gën leen a taxawu ndax jëlee nañ leen ci ay bërëb yoo xam ñu ngi fa woon te boobeek léegi yàgg na jege lool nag fleuve ga ngeen xam moo nekk foofee ca Saint-Louis ñu bëgg rek ñu indemniser leen ci lu toll ci 1 milliard ndax ay jafe-jafe rek ñu jëlee ca déguerpissement googee Saint-Louis dañuy dem fekk fa Ousseynou Diop. askan wi nekk ci Xëna ak Jawaar ñaar fukki at ak juróom ak lu teg ngi ni li ñuy xaar koppar yi nga xamante ni état bi war na leen ko jox mu toll ci 1 milliard ak lu teg ñoom nag lu toll ci ñetti téeméer ci ay njaboot la ñu yëkkati woon ci booru dex gi ginnaaw liggéey yoo xamante ni OMVS ak état bi ñoo ko doon amal ñuy nag ba leen yëkkatee ba léegi ñu ngi xaar waaye tamit di jàmmaarloog état bi amul benn koppar boo xamante ni teg nañ ko seen loxo. placement bi nga xamante ni ministre bi moo génnoon ci télé ni chef de l'état ne ni ñu fay Xëna ak Jawaar seen déplacement boobu ba léegi nag gisuñu kenn koo xamante ne wax nañu ci dara. ay dëkk fa nekkoon ñu OMVS bi mu ñëwee ak programme am mu xam ni loolu mu ànd ak dëkkuwaay état concevoir un programme nit ñi ala bu de foog ñu déplacer leen pour ñu mën continuer seen dund. njaboot yu bari nag ñu daal leen di déplacer ñoom seen i bopp nag nee nañu jamono jile dañu jaaxle ndaxte état bi lim leen waxoon amul lenn loo xamante ni def na ko ci. parce que dañuy déplacé woon war ñu fay suñu indemnité dossier bi léegi mu am 15 ans ou plus chaque année ñu jox na ay promesses. ñoom seen i kàddu ñaari village yooyu ministre yore lépp lu jëm ci wàllu budget xamle woon na ci weeru janvier la leen di fay waaye ñu ni boobu ba léegi ay naxaate dong la ñu gis. mois de décembre bi passé déglu lu ñu Abdoulaye Daouda Diallo moom mooy ministre du budget devant député yi nekk assemblée nationale moom mu wax ni président moo ko jox ndigal pour mu fay indemnité village Jawaar ak village Xëna. boobu passé na population yi sonn nañu ñu ngi xaar. askan wi nekk ci Jawaar ak Xëna boole seen i doole jamono ji état bi la ñu bëgg mu wax seen i mbir ndaxte ba leen déplacé léegi amul benn koppar boo xamante ni teg nañ ko seen loxo. Mbey doon ak commune gu nekk ca Bambilor mu amoon nag ay laalante foofee diggante ña dëkk ca bërëb boobee ak gendarme yi la ko waral nag mooy 20 hectares ak benn ci suuf kon yoo xam ni daal jàpp nañ ni loole ñoom seen moomeel la waaye promoteur goo xam ne ni coow li dox na seen diggante ak ñoom ba tax kon ñuy woo état bu Sénégal mu taxaw ci lépp jox leen dëgg ca lañ jàpp ni daal ñoom seen moomeel la Rufisque la ñuy dem fekk fa Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb. Mbey nag taxaw ngir aar ay suufam ñoom ñi la nag takku ba dëgër ne 21 ci ay hectares yi nga xam ne ay homme d'affaires dañu koo bëgg a jël ñoom ñi leen nag duñu ko nangu. xëy suba teel ñu wàcceel ñu ay contingent gendarmerie rien que pour ñëw jël suñu ay suuf ñu boole ko ak ay menaces yu wex xat te ñu koy def dëkk fii suñu suuf duñ ko bàyyee noonu mu dem. ñu jàpp suñuy doom du dóor ay lacrymogène ba am ñu ci daanu ñenn ñi nekk ci ay coono ñenn ñaa ngi hôpital tëdd ñu am ñu jàpp tey à la brigade loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ñun dañoo sonn waaw
suuf si nu ñu ko amee ça fait plus de 150 ans suñuy maam nekk fii di fi bay pataas pomme de terre naaju lépp ñu judd si ba toll ni ñu toll tey ñu xëy ba ko foqate duñ ko nangu. bi ñu ñëwaatee ci penc ma ginnaaw jàmmaarloo bi ñu doon amal ak takk der yi nga xam ne nag ñoom ñoo fa ñëwoon askanu mbéy nag di sàkku ci njiitu réew mi mu daal di saafara jafe-jafe suuf bi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel la. Macky Sall yow la ñuy waxal yow yaay njiitu réew mi am na loo xam ne si biir communauté rurale yow yaa si war a jóg teg ci sa tànk mënuñu laa fal ngay seetaan communauté yi ñuy jóg di teg sa askan wi naka su dul noonu ñun nag li ñu bëgg ñu ngi jëm ci ay législatives fii ku fi dugg suñu ruu dee fi des te boo taxawul si lii faj ko jarul nga ñu tàllal loxo Ousmane Dia Thiaw Laye ñi ñuy sida si lii dafa bari soit yi bu sekk dañoo bëgg nga xam ne bu yowoo nga dal soit yi bu sekk feneen ngay jël waaye du fii. seen yuuxu googu nag mu mel ne dañu koo dégg nag ndax sous préfet bu Sangalkam daal dinay jël ab arrêté nag daal di sàkku ñu daal di dakkal lépp lu yëngu-yëngu nag ci wàllu suufa ñeel gox boobelee. jërëjëf Abdou Diouf Diagne wax nawet gi ak wàccaay bi lépp ngir moytu mbënd yi jafe-jafe yi muy faral di jur ci askan wi ca gannaaw raay nord foofee nag kilifa fa nekk di municipalité bi taxaw nañ ci temb dooree ko nag ci kon drainer li nga xam mooy canalisation yi waaye it curé ko Valdiodio Ndiaye ma jiite mairie ba moom yëkkati ci ay kaddu addu jëmale ci askan wi ak mboolem acteurs yi ngir kon ñu booloo lépp waajal nawetu ren bi ngir daal mbënd yooyee loo xam ni du gàllankoor askan wi ak seen i activité mu doon yëkkati kàddu yooyee ci ab cérémonie gum doon joxe financement jëmale ko ci jigéen ñi dañ koy teewlu ci micro Abdoulaye Anne. ñu dañoo anticiper li may wax ñi xam nañ si dara am na quartier yoo xamante ne daanaka pare nañ ba dugg nañu si yeneen quartier ba ku gis liggéey boobu xam ne bokkul ak liggéey yi ñu defoon bokkul sax parce que li may faral dox nit ñi gis nga nit booy liggéey ba saa yoo jéggee rek doo dalu si ginnaaw man waxuma pour waxantu rek mais demal nga xool liggéey yooyu te ñëpp ñu ngi ne waaw waal fi mu jëlee xaalis waaye du dara gëm-gëm rek la am yaakaar teg lépp ci loxo suñu borom comme am naa yërmande te jàppale ñi ma àndal aussi am nañ yërmande ci askan wi ak jigéen ñi ma àndal yàlla dina ànd ak ñoom. du fi jeex tàkk waaye dina wàññeeku bu baax sax laa lay wax. gën a dooleel chauffeur yi ngir kon kaaraange am ci kaw tali yi accident yi ñu moytu ko wala sax wàññi ko bu baax a baax loolee moo yitteel GIE Bokk Yaakaar mu xëewoon kon ab bëccëg lépp gën a tàggat chauffeur yi ñu ko doon amale nag ca gare routière bu Maraîcher ci teewaayu Ibrahima Kane ak Modou Diop. ngir moytandiku accident yi ñu nemmeeku ci circulation yi te bakkan yu bari di ci rot GIE Bokk Yaakaar dajale chauffeur yi fii ci garage boo Maraîcher li mu ci jublu mooy yokk leen bu baax a baax ci wàll wi ñuy yëngu rawatina ci kaaraange ci yoon yi. gis nañu ne mbir mi métti na te démb wala barki démb rek am na boo xamante ne ma nga am fële ca Gàmbul boo paasee Gandiaye benn wargay ne ak bus juróomi nit ñoo ci gaañu donc yu mel noonu da ngay dem ba nga xamante ne yow mi ne ci métier mi li ngay def mooy chauffeur yëpp fi mu toll nii lan la ñuy def pour accident bañ a tey am ci Sénégal donc chauffeur yëpp jàpp nañ ne lii ñu waxtaane fii dugg na leen te incha allah dinañ ko jéem a jëfe ci tali bi maanaam essayer di daw ndànk wàññi téléphone yi ci volant yi wàññi aussi essayer aussi képp koo xamante ne chauffeur nga ngay yéeg ci sa oto nga takk sa ceinture sécurité parce que yooyu yëpp bokk na ci li nga xam ne dina jàppale chauffeur yi. fii nii ci boo Maraîcher bon bëri woon na ay chauffeur yoo xamante ne teewee nañu ndaje bi. xam ne oto yi gis nga leen jël nga leen loolu yëpp pour chauffeur yi la parce que dañu jàpp ne chauffeur yi bu ñu amee nekkin wu baax rek seen xel nekk ci ñoom franchement chauffeur Sénégal mention spéciale moo tax ñu ngi gën a woo chauffeur yëpp ñu bàyyi seen xel ci tali bi. di wax aussi état li nga xam ne moom moo ko warloo ak chauffeur yi mu jàppale ñu ci ba nga xam ne accident yi zéro accident dina mën a am ci dëkk. ci bëccëg gi fii ci garage boo Maraîcher chauffeur yi kon ñu daal di leen ñaax sensibiliser leen bu baax ci lu jëm ci règle code de la route yi lañ ca jublu mooy ñu gën a bàyyi seen xel ci ni ñuy dawalee naka noonu itam dëppoo ak code bi ngir moytandiku yenn accident yi. jërëjëf Ibrahima Kane wax ci wate député yi ñuy waajal ak ndogal ngay tukkee ca conseil constitutionnel
mouvement bi nga xam ne nag ëmb na ay ndaw yu yëngu ci wàllu civisme ak citoyenneté waaye it coalition jàmm gox yi di ñaawlu na conseil constitutionnel daa créé yenn ci ay liste parti mouvement mbala sax coalition ñu jàpp ni daal ci anam yooyee doonul loo xam ne rek mun naa jur jàmm ñuy woote ko ñu xoolaat bu baax yenn ci ay décision yu ñuy far di dem jël di jëmale ndax loolee doonul lu dëppoo ak démocratie di saprera ak Amadou Ba lañ ciy teewlu. parti ak coalition yi conseil constitutionnel rejeté seen ay dossiers noppiwuñu ci ñaxtu bi acteur du civisme et de la citoyenneté pour l'émergence du Sénégal jàpp ne ab injustice la te mën naa jur fitna ci biir réew mi. ndaxte mënuñu comprendre tey keroog Bougane mi ngi doon def joxe exemple bi ñu leeral dafa jot ñu leeral sénégalais yi ni parrainage bi kat dañoo yaakaaroon ni suñ ko tegee du pour retenir ay nit mais pour. déjà xool coalition yi ak parti yi nga xam ne macha allah yelloon na tey ñu mën a dem ci jogante yi mais ñu seetlu ni tey ñu yóbbu ay parrain au niveau de la DGE ay sénégalais ñu vérifier gis seen tur seen sant seen taille seen numéro carte d'identité nationale seen numéro d'électeur lépp conforme ñu ni ñoonu duñu ay électeurs mais mbir moom mu jaaxal ñu trop donc ça veut dire que ñun suñu njiit yi ci ban fichier électoral nañuy liggéey parce que su fekkee dafa am ay sénégalais ñun jël seen carte d'identité teg ko ñu ni ñii duñu ay électeurs donc ça veut dire que y a un problème. bu weesoo accès coalition jàmmi gox yi tamit nga xam ne seen dossier dañu ko rejeté ba sax mu dugal ab recours ci conseil constitutionnel Fadel Barro jàpp ne institution bi li ko war mooy delloo confiance digganteem ak askan wi. par benn nga indi sa dossier physique ñu ne la kii baaxul lu tax bu jëlee ñett fan sax jar na ko ñu fanaan fa di ko toppatoo ne la gis nga kii carte d'identité baaxul nga teg de côté carte d'identité bi lu tax baaxul fii ni nga ko bindee woon baax na kon nañ ko dugal ñu arbitré cas par cas. bu ñu la ci dàqee nga xam ne dañ la teg yoon nga dem toog sa kër doo fi nekk di kaas mais toog rek jël sa ab logiciel taxaw dugal naa ko ci suma logiciel clé USB bi baaxut yow logiciel bi ñun ñu xam logiciel ay si lay doxee ay conditionnalité lay demee si x y nga def F boo dugalee mouvement citoyen jàmmi gox yi mu ne la kooku dagg ko tàngam mu dagg ko te nag li graaw ci logiciel mooy ne mun naa ko paramétrer nga ñëw taxaw ma def benn pomme truc boo ma wanee ginnaaw mu paramétrer waat leneen li ma bëgg gis nga la may wan donc mënut a fiable et puis démocratie sénégalaise nuñ ko sàmmee nuñ ko wëyee ci àdduna gàcca la mais vraiment gàcca la ñu toll fii ci suñu ay parrainage ñuy retenir ay nit ci affaire identification kii am na lii dafa am espace fii dafa am lii lu leen tey ubbi benn application boo xam ne ku nekk da ngay dem parrainer ku la neex bu matee machine bi tëj ko du ko tee. ñaari entité yi li ñu xalaat mooy calcul politique ak politiciens yi ñoom ñoo faussé jeu démocratique bi fii ci Sénégal tey taxawaay bi war mooy bépp force vive de la nation engagé wu ci combat bi ndax ñu delloosi vérité ak justice. Dissa Préra jaajëfal ko wax ci wàccaay pèlerinage marial bu Popenguine foofee nag comité d'organisation bi taxaw lépp ngir seetal goxaan yi foofee ca Popenguine waaye désinfecté jàng yi nga xam ñoo fa nekk lépp ngir waajal dalal ñi nga xam ne nag ñooy pèlerins yi tax na sax ba samp nañu ay tente lépp ngir marcheurs yi nga xam ni kon nar nañu teew ci dëkk gu tedd googee lépp mun cee yemb Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. lu mooy fukki fan a des ngir ñu amal pèlerinage marial bu Popenguine waajtaay yi nag ñu ngi koy amal ci dëkku diine boobu. Rien n'est jamais parfaitement achevé dans de grandes préparations, dans de grands événements comme ce qu'on est en train de vivre. Il y a encore différents domaines, certains sites où il y a encore des travaux à parachever. Donc nous y sommes actuellement. Il y a encore les tentes qui vont commencer à être montées aujourd'hui au village des marcheurs. Donc ça, c'est pas encore terminé. On espère que d'ici 2-3 jours ça sera prêt. waa service d'hygiène ñoom tàmbale nañu désinfecté bërëb yi ñu jaamu ji yàlla ak dëkk bi tamit. naam mas bi wàññeeku na bu baax mais dañu nekk ci période boo xam ni opération yi dafa am solo lool pour que koo xam ne day ñëw fii yenn xeetu feebar yi bañ koo dàpp donc loolu la ñu tàmbali tey donc mais suñ ci jógee am na yeneen activité yu ñuy def loo xam ni mooy nemmeeku maanaam ñi nga xam ne dañuy jaay ay lekk donc am na aussi benn activité buy def mooy nemmeeku camion de vidange yi
ñu saytu leen ba nga xam ne lu ñuy jëlee ci kër yi moo ñu nekk loo xam ne day andil jafe-jafe askan wi. askan wi ñoom it kenn demul ñu des ci waajtaay yi soxna yu dëkkee Popenguine yor seeni bale ñoom it ñu ngi seetal dëkk bi. ñu ngi ñëw chaque jour bu ñu woowee ñu ñëw balelal abbé bi ba kat bu ñu waxee ne nañu arrêté saa bu ñu soxlee daal ñu ngi ci seen kii bi décision waaw loolu daal dañu nekk ak suñu mbokk chrétien yi. fi mu ne nii nag ñu ngi jël matuwaay yépp ba képp ki nga xam ne di nga fa ñëw ngir jaamu yàlla nga mën ko defee ci anam gu jàgg. agsi nañu ngir nag xamale leen ak kii di Ismaïla Mbaye doon ab sénégalais artiste la nag féetu fële ca Italie moom nag xarañ doon percussionniste waaye it ay lool ci li nga xam mooy balafon moom nag mu ngi fekk baax ca Gorée mu ànd ak ab groupe musique italien la Celta. Ismaïla Mbaye am nag album maanaam ab single kon doo xam ne sax taxawal nañu ko mu tuddee ko Every Human Needs a Human la ñuy teewlu séance d'écoute nga xam ni def na ko ñu ànd ci ak Ibou Diouf. moom mi jàppe boppam ab ambassadeur diggante Italie ak Sénégal ci wàllu musique Every Human Needs di single bu bees bu ñu génn. Every human need a human parce que man si sama xalaat bu gàtt pour man nit ay garabam donc définition bi nga xam ne every human need a human man boobu laa ko jox donc parce que ci àdduna bi nga xam ne ñi ngi ciy dund tey jii nii am na ay nit yu bëre yoo xam ne dañu ñàkk seen nite donc luy am importance moom mooy nit booy musique tamit li nga war a def moom mooy di yee nit ñi. Ismaïla Mbaye. Sénégal nag waru réeree mbir benn yoon ci kon préparation gi nga xam ne ni war na ko door wane boppam ngir def jaloore ca coupe du monde googee bañ a xeeb benn yoon ña nga xam ne nag mooy équipe ya muy dajeel doon ay kàddu yu tukkee ci Pape Fall doon ancien défenseur international dañ koy teewlu ci micro Cheikh Sadibou Diarra ak Amadou Ba. Dans le Sénégal, bon, il va falloir tout simplement qu'ils se préparent en conséquence, que tout soit prêt d'entrée, logistique big, affaire yëpp ñu pare ko d'entrée, et puis on sait les clubs nationaux yi nga xam ne ñoom la ñu amal affaire mooy Hollande, mooy Équateur, essayer de faire en sorte d'avoir des matchs amicaux yoo xam ni ça va concerner le football yi nga xam ni moom moo concerner beaucoup plus l'Amérique du Sud ak football hollandais bi. C'est ce qu'on doit faire, de chercher des matchs amicaux comme ça pour parfaire bien notre préparation et puis attaquer bien, rentrer bien dans cette Coupe du Monde quoi. Il va falloir qu'on fasse une bonne entame de Coupe du Monde en quelque sorte quoi. wax ci partenariat gi ngeen xam ni nag Challenge Football Center mi topp kon ci tànk jàmbaar bu Saly ak Génération Foot amal na ko ab benn club France muy le club Stade Brestois 29 ci diiru ñett fan nag ci kon at yi di ñëw sax dina am liggéey gu am solo gu ñu war a def lépp weccoo xalaat ci mbirum formation tàggat ndaw yi ci wàllu football ak yeneen yoo xam ne rek mën na leen yokk ci seen carrière ñu teewlu reportage bi ànd ci ak Cheikh Sadibou Diarra ak Amadou Ba. Academy Challenge Football Center teg na beneen jéego ginnaaw juróomi at bi ñu ko taxawalee siifee na partenariat ñetti at 2022 ba 2025 ak Stade Brestois bi nekk ca France. ñoom dañuy indi le directeur sportif indi un recruteur indi un team manager après tout le matériel didactique ñoom ñoo koy indi tamit teg ci am nañ benn participation bu ñuy def ci budget de fonctionnement bi loolu nag dañ koy garder pour ñun. partenariat bi di amal njëriñ. ñaari pàcc yëpp. xale yi dina am ñu bëri ñuy dem stage foofu déjà mais waa Brest tamit dañuy ñëw parce que c'est le même modèle ci échange bi pour xale yi mën a xam ne que amuñ benn complexe avec les Français qui sont yi nekk foofu ñoom dañuy ñëw fii ñoom ñooy njëkk a ñëw dama leen imposer sax ni yéen yéen njëkk a ñëw ba pare ba gis ñun ni ñu toogee du ko tegee ci même année bi. xam naa ce sera normalement au mois de mars de l'année prochaine sunu xale yi tamit ñoom dinañ dem foofu stage comme ça ñu commencé xam comment ça se passe de très haut niveau. projet bi gis nañ seen bopp mais li leen gën a neex li leen gën a retenir mooy ñoom dañ ne Sénégal fii ay footballeurs rek a fi nekk. parce que ils ont commencé il y a une semaine ils ont détecté 10 jeunes joueurs déjà. Challenge Football Center di yëngu ci sport étude am na lu toll juróom-ñetti fukki gone footballeur
académie bi nekk ci wetu Lac Rose te am mbébét doon club bu ñu ràññee ci football bu Sénégal mu ngi ci yoon wi ak partenariat bi mu siifee. jërëjëf Cheikh Sadibou Diarra ni ñu leen ko doon waxee ci ndorteelu xibaar yi final Ligue des champions bi dox jamono ji ci diggante Liverpool ak Real ndam demul ndam dikkagul kon kenn dugalgul sa morom mu doon kon match goo xam ni ñu ngi leen koy toppal ci kanam tuuti nag ci kàllaamay français Sara Cissé teew fi yaatal xibaar yi jërë ngeen jëf.